la waaye yàlla may na ko ñoo xamante ni laata luy ñëw di ko fekk si am na lu mu tàbbaloon ci ñoom ñooña la jël ka mu ca taamu te mu gën ca ña économiste yi ko waroon moo di Sayyiduna Omar radiyallahu anhu. Omar wax nañ ni tous les programmes yi aju ci bëgg a samp pénc te na nga koy sampe état nga bëgg koo samp te na nga koy sampe mu laaj ay programme jéem a seet noo ko tërale ci wàllu bourse koppar am jéem a seet nooy defee ba li ñuy tuddee contribuable de l'État nan la ñuy def ba renflouer les caisses de l'État nan la ñuy def ba nguur su bëggee taxawal ay investissement yan programme lay tëral pour ñu fas yéene mën caa dëgg ci investissement yooyu créer une multiplication des biens et des services destinés à servir l'État. yeneen bi Omar la jël tàllal ko ci moom. d'ailleurs organisation ou système de péréquation, organisation ou impôt, c'est le calife Omar qui a été destiné pour cette tâche. te Omar moom moo fexe ba marché yi organisation wu marché yi mu organiser ko fu ñu ko war a ubbi mu ubbi ko foofu fu ñu war a tëj mu tëj ko foofu du da ngay ñëw rek taxaw wët sa taabal ni fu ma neex jaay non il faut se conformer ci règles yi nga xamante ni moom la ñu teg en économie pour établir une maison de commerce. Omar dem na caa dem ba ñu xam ni moom kat technicien wu péréquation wu prix la njëg yi moo koy teg commerçant yi du ñu ñëw rek ne Auchan yi fi li muy jaay du noonu déedéet ngeen baal ma xam naa commerçant yi duñ ma war a mere ci cité bi may cité Auchan parce que aussi Auchan fait partie du capital commercial du Sénégal. ñëw na contribuer ci positivement man ci sama gis-gis yonent bi ba tey tàmbali di tàggat loolu dem jëli sagesse Ousmane parce que Ousmane moom la ñu wax ni de tous les califes Ousmane mooy xalif bi nga xamante ni moom la ñu gën a melal après Aboubacar sa sagesse. waaye itam yàlla da ko bindee woon muy personnage boo xamante ni moom Seydina Ousmane dafa xawoon a am ay faiblesse parce que li yàlla tëgg ci moom mooy dafa nekk bu généreux te générosité boo ko toppee day dem ba fësal say faiblesse ba boo moytuwul dootoo mën a woo kenn loolu moo indi faiblesse yooyu moo indi topp nañ koo topp ba xëy assassiné ko cause ba moo doonoon lu tax ñu di ko assassiné parce que dafa jiitaloon ñi ko gën a jege di ay commandant de guerre mu jiital leen ci service su état ñenn ñam nag ci lañ ko fexeel ba ci lañ ko assassiné muy le premier assassinat de l'islam à Pout ñetteel ba muy Ali karamallahu wajhahu. Seydina Ali le véridique moom la ñuy wax Aboubacar le véridique Ali le courageux. Ali yàlla ko bindee woon mu nekk ku dëggu waaye nag ouverture démocratique la ñu gënoon a yëg ni moom mën na ko am na cette ouverture à parler aux autres ci langage bu clair langage bu limpide wax ak ñoom convaincre leen ci idée yi nga xamante ni sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngale ci daara ndax moom ñu wax ni su fekkee ni li ñuy tuddee démocratie al haq Ali mooy ki ko njëkk a feeñal ci ëttu yonent bi défendre esprit démocratique bi nga xamante ni
moo war a ànd ak message yu yonent sallallahu alayhi wa sallam. moo tax kenn du ko bañ a cité ci liggéeyu l'islam ñoom ñooñu ak ñeneen d'autres profils yoo xamante ni xataay tax na doo te mën a dugg ci ñoom ñii par le courage ñii xëy na la ñu gënoon a màcce mooy li ñuy tuddee xam-xamu xeex guerre, ñii ci économie ñii ci affaires sociales ñii ci jigéen ñi. Le prophète avait su préparer autour de lui des femmes à la hauteur de Sayyidatuna Aïcha, qui était l'aile, la branche intellectualiste du prophète. Aïcha mooy ki nga xamante ni moo ko jiite woon. Yonent bi daan wax naan xuzu nisfa diinakum an haadihi al-humayra, dem leen nangu li ngeen xamul ci seen genn wàllu diine ci ndaw su xonq sële. Yooyu profil di ay jëmm ñoo gunge yonent ci liggéey bi mu doon liggéey pour bëgg société wu Médine nekk une société émergente. Sayyidina Aïcha, Sayyidina Fatima, Ummu Salamata, jigéen ñooñu nga xamante ni koo ca làmb fulla jawoon ca moom itte ba woon ca moom duñu pànk parce que am na koo xamante ni bu koy dimbali doo pànk parce que joŋe du defar ci pénc joŋe dafay yàq ak pànk dafay yàq waaye da ngay nekk jigéen du taxaw ci taxawaay bi nga xamante ni mooy tax ki nga séqal demuy sa sang ànd ak yow ànd bu mujj kóolu dégg waaye doo nekk rek jigéenu waaw jigéenu taasu wala jigéenu pànk wala jigéenu tàccu jigéenu xuloo dimbaliwul kilifa. Le prophète a su sélectionner par paire de femmes boo xamante ni ñoom ñoo ànd ak moom pour liggéey bi mu bëgg a liggéey te mooy def Médine mu nekk wutal ko plan Médine émergent comme tey ni ñu ko gisee ci sunu njiitu réew fii mu xereñtu plan bu ni mel te plan booba mën naa wax ni ñoom ñooñu ñu ko melal ñu ni nag lu tax mu sonne woon loolu pour defar ko ci njaboot yi ko wër te di ay ndaw moo di dafa xamoon ni ëllëg l'islam dana génn ci diine dugg ci pouvoir étatique xamoon na it ni l'islam bi dana génn ci diine dugg ci pouvoir étatique wut li ñuy tuddee askariya te mooy armement militaire formé ay nit yoo xamante ni ci xeex la jëm te xeex it dafa am falsafa bu koy tënk ndax falsafa ba koy tënk mooy jàmm. La philosophie de la paix mooy tënk bëgg bi nga bëgg xuloo wala xëccoo ak sa bopp et te loolu mën nañ ko jël delloo ko ci président Macky Sall. On l'a jamais vu insulter qui que ce soit dans l'arène politique. waxuma ko parce que damay waaye ñun ñëpp ci réew mi xam nañ ni booy wut nit ku yiw boo rombee jëmmi Macky Sall doo ko xamay. waxuma ko parce que damay politique waxuma ko parce que damaa ànd ak moom waxuma ko parce que lii dama koy wax parce que man li ma yëpp magi réew mi yi ma am occasion jege leen ñu seede seen seede ci moom wax nañ ni mag mu ñu mën a ndaw lu ñu mën a tànn la ndax ku dal la ku yiw la ku yaru la ku dul saaga ku dul xaste ku dul doy. Ça c'est les profils qu'on a besoin pour émettre un état fort. nekk ku dal ba pare nekk liggéeykat loola moo indi réew mi di Sénégal
man wulida ba'da al-istimar huwa shah. Et le président Macky Sall est né après l'indépendance. mais wax ni Sénégal képp koo xamante ni juddu nga laata tubaab yi di fi jóge di dem mën nañ laa boole ci ndawi réew. Donc mu nekk potentiel bu important dans ce pays. 60% de la population sénégalaise est jeune. loolu itam xëy na statistique la yoo xamante ni man defuma ko waaye ñi ko feeñal téere yi ko feeñal surtout direction de la statistique ñoom ñoo wax ni réew la moo xamante ni li mu gën a bëri ëmb ko ci biiram mooy ñi nga xamante ni toll nañu ci ay ndaw mat nañu téeméer yoo gis ci réew mi juróom benn fukk ya ay ndaw lañu. mu ni loolaa tax nag ñu ni kon ndaw yooyu war nañu xam na ba njëkk mooy fortune ba ca topp énergie lañu ba ca topp force lañu ba ca topp xayawiya vitalité lañu. C'est une source vitale quand on a des jeunes de cette catégorie dans un pays. C'est une force vitale. ba ca topp mooy ndaw yooyu kawe lañu maanaam réew su amee ndaw yu ni mel kawe feeñ na ba faw te dootul wàcc. nee na itam croissance bu ñu ko bëggee mënuñu koo amee lu dul ci ndaw yooyu. nee na itam ndollent ku bëgg a jëm ca kanam foo nga wut ñu la faggul ndollent. nee na ndaw yooyu kon ñoom it ndollent lañu. baat yi yëpp nag arab wax nañu li tax ñu indi ko mooy dañu melal jëmm ji mu nekk un potentiel de toutes les bontés. ndaw c'est un potentiel de toutes les bontés. kasarwa wa taqa wal haraka wal hayawiyya wal irtifaa wal ziyaada wal ixlaas wal insaaf. mu ni loolu nag su dajee ci jëmm ëllëg mooy nekk policier bay garde, mooy nekk commerçant bay jaay, mooy nekk docteur bay faj, mooy nekk fonctionnaire ba ca building tey liggéey ca bureau ya. nee na mooy nekk garde moo xam ca gendarmerie wala ca police wala ca pompier moo xam melokaan bu mu feeñal. nee na mooy nekk jàngalekat bi jàngale te njàngaleen di am solo ci tàggatu ndaw yi. nee na mooy nekk xale ya nga xamante ni ëllëg bu réew dee jàkk faw ñu boole leen ca. waaye nee na ñoom ñooy jiite famille yi. njiitu famille bu ne ndaw la woon. nee na ñooy jëkkër yu baax ya comme ñooy jabar yu baax yi. ñoom ndaw yu góor ya ak ndaw yu jigéen ya. nee na ñoom it ndaw ya ñoom ñooy nekk ñu dëggu ñooy atti ca tribunal ya. waaye ñooy nekk ñu sell ña nga xamante ni bu réew soxlaa ku leen digal te ñu sell ñooñu la ñuy dem nga xamante ni seen xalaat dañ koy tënk ci sell te rek ba duñ la digal lu dul luy baax ci yow. nee na bu boobaa pénc mu mel noonu la su fekkee ni dañ koy wax. nee na doxal fa démocratie dana mën a yomb. sàmm fa service public li ñuy tuddee al maslahatul al amma. nee na dana mën a yomb. nee na itam fexe ba nit mu yëg fa responsabilité te xam sa maanaa masuliya dana dimbali sa pénc. ndaw bu xamul maanaa masuliya du servir péncam. donc il faut connaître d'abord le sens de ses responsabilités pour pouvoir servir ton pays ou bien ta ville ou bien ta communauté. nee na bu boobaa nag mu boole ca ñeme parce que da ngay ñeme
yii yëpp bu dajee ci jëmm ja dafa war a ñeme te xam ne li ci kanam lu dul yàlla neen la. nee na mu ñeme nag songu jafeñ-jafeñ yi, su songee jafeñ-jafeñ yi fas yéene nag def njàmbaar bu ko daan. su boobaa nag nañu xam ni ndaw loolu mënees naa yaakaar ci moom yaakaar yu njëriñ bu mën a tax réew konte ci moom. réewu Sénégal nag ndaw yi ko moom dañu am ëllëg ju sotteeku. xam nañu it ni kuréelu ndaw bu nekk di dox ak a doxal ci pénc ñaari yi ñoo la caractériser, ñoo la feeñal ñaari phénomène. bu njëkk bi mooy la recherche passionnée de l'affirmation de son moi. yaa ngi bëgg a feeñal yaay kan, yaa ngi bëgg a feeñal yow dëgg-dëgg sa personnalité. ban personnalité? wala boog yaa ngi bëgg adhérer ci ay valeurs de vie yoo xamante ni li muy wund mooy kilifteef soxlaatoo ko te fekk na foofa rek nga soxlaa kilifteef. L'adhésion n'a des valeurs de vie se traduisant par un désir effréné d'indépendance qui fait que toute autorité subie devient une pesanteur. ñaar yi ñooy xëccu ndaw yi. bu njëkk bi mooy ndaw li dafay taxaw bëgg ni man ndaw laa, bu yàlla doon wàcce kaw asamaan buy ñëw man ndaw li danaa ko taaw. wëlbatiku baneen jëmm di ko xëccu ci biiram di ko wan ni ko déedéet bul wax loolu, yow sa kilifay bopp la. or nit fu mu mën a yegg, lu mu mën a am, fu mu mën a toll na fexe wut kilifa boo xamante ni bu demee ba jaaxle ci kilifa boobu lay dem. soo ñëwee màbb autorité xamal ni màbb nga sa musiba. mës naa nangu ci Sëriñ Abdul Aziz mu ni benn buur moo xëy dajale xale ya nekkoon ci péncam mu ni leen li ma leen di sant comme mooy seen buur, li ma leen di sant mooy ngeen rayal ma màggat ya nekk ca biir réew ma. xale ya def la mu leen sant, waaye mu am ca koo xamante ni ba mu delloo ca waajuram da koo laaj ni ko lan la leen sant, mu ne ko def dinañ ko reyal mag ñëpp. mu ne ko yow lankal bul rey sama, ndax lii ma lay wax balaa nga cee xam ëllëg nga ciy xam dara. naka la xale yi dellu si waat ni ko rey nañ mag ñëpp ba suul leen. buur xëy ni leen dama bëgg ngeen tabaxal ma étage boo xamante ni dana laal asamaan te du am fondement, ma mën cee yéeg dem seeti yàlla. xale yi xam na ni étage bu amul fondement, bâtiment sax bu amul fondement du taxaw. waaye booba mu ngi leen di nattu parce que lim leen bëgg a def loolaa taxoon mu rey loo leen mag ñu baax ña. ba ñu demee ba rey ko am ca koo xamante ni amul woon, moom reyul woon magam bàyyam, mu delluwaat ca bàyyi ba ca ruq ba ni ko waaw bàyyi loo xam. moom day nee na nañ ko tabaxal étage bu amul fondement bu laal asamaan pour mu yéeg ci seeti yàlla. nee na bàyyi ba ni ko mu ngeen delloo ca moom da ngeen koy wax ni ko bâtiment bu ne war naa am plan buy boroom maçon ba di dëgg pour taxawal bâtiment ba. moom la ñu bëgg mu defaral nu plan bi. xale yi delluwaat ca moom ni ko buur
say ndigal day jëfe la tudd waaye nun danoo seet ni bâtiment ku ko bëgg a taxawal faw nga wutal ko plan. ñu bëggoon nga tracel nu plan bi. buur daal ni tekki ba mu yàgg mu ne yéen ñi am na ci ku rayul sabaay